Dibiterie Uba, pour la première fois, dibiterie professionnalisée. Professionnel u ndawal mosoo ko dégg de am suñu marinade bopp am suñu cafka bopp am suñu secret bopp na nga xamee ni noonu la McDonald amee ay secret noonu la dibiterie Uba amee ay secret dibi Uba saaf yàpp Uba méchoui Uba poulet Uba pigeon Uba pintade Uba bool Uba kaay ma wax la fa dibi safe mooy 77 629 00 00 fa saaf yàpp neexee mooy 77 633 57 57 fa méchoui neexee mooy dibiterie Uba fa poulet neexee mooy dibiterie Uba te nag kaay ma wax la dibiterie Uba commandeel ñu livrer la fa nga ne bu la neexee tamit nga toog sa kër Korité defal say commande Tabaski defal say commande boo amee xew defal say commande booy dalal ay nit defal say commande nga xam ne dibiterie Uba dalay defaral méchoui bu toog doo defar dara dibiterie Uba livré la cay Uba moo jaaxal réew mi. yow mi am jafe-jafe ci wàllu néew kàttan sa ndoxu awra baaxul wala sax sa awra nooy kaay ma jox la solution bi ci gën a gaaw produit 100% bio baa ngi nii muy produit boo xam ne dafa naturel amul benn effet secondaire dañu la koy jox nga boole ko lem ak limon di ko naan matin ak soir mu daal di saafara say jafe-jafe neexal sa biir néegu sëy am nañu pommade boo xam ne boo ko diwee ci sa awra mu daal di koy dëgëral di jël ko waaye nag du ko guddal ma ne la bile pommade moom itam dafa naturel lépp loo ci jël du la jural benn effet secondaire jokkool ak ñun yow mi ko yittewoo ci 77 751 59 59 wala 76 313 93 94 ñun suñuy produit dañu la koy jox nga am ci satisfaction totale boo ko amul ñu daal di lay delloo sa xaalis ñun rek ñoo ko mën. TapTap Send mooy application bi tax nga mën a yónnee ak jot xaalis bitim réew ba Sénégal li ci neex mooy 2 euros dong ngay fay ca bitim réew ak lu xaalis bi mën a toll soo nekkee Canada États-Unis wala Angleterre doo fay dara yomb na te gaaw na ci saa si nga jot message bi sa téléphone ay yow li neex na di alors lan ngay xaar mën nga télécharger application bi ci Play Store ou Apple Store ci saa si nga daal di mën a yónnee. Chers amis fidèles internautes, vous qui avez choisi la chaîne des grands événements VIP People TV, s'informer juste c'est vrai. nee naa leen su ngeen abonné ba noppi bu leen fàtte bës cloche de notification bi ngir jot yeneen vidéo tey nag di samedi 9 septembre 2023 ñu indil leen beneen numéro actu du jour nee naa leen actu du jour dañuy xool li gën a fës ci xibaar bi wër àdduna wër ngeen këpp ñu indil leen ko taataanal leen ko xooleen leen ci lan moo ci baax ak lan moo ci baaxul ñu jox leen ko comme ni ma koy waxee saa su ne rek wax bu yenu maanaa ay nopp yi koy dégg war a wér wax bu yenuwul maanaa aussi ay nopp yi koy dégg war a wér moo tax fii ci VIP People TV la chaîne des grands événements ñu indil leen chaque jour seen actu du jour pour vous donner l'information au quotidien pour que askan bi mën ci taataan jël ci li nga xamante ni dina leen arrangé dañuy dem fële ca Maroc ku nekk xam na ni que démb ca Maroc njàqare ak tiis lañ fa gis njàqare ak tiis boobu nag du dara lu dul ndogalu suñu borom maanaam ab séisme moo fa am suñu nee séisme nag maanaam mooy tremblement de terre suuf si moo yëngu suuf si yëngu nag kooku ndogalu suñu borom la bi mu yëngoo foofu nag je crois que ñu bëri nekk nañu ci njàqare nekk nañ ci tiis maanaam ay tremblement de terre lañ fa si constaté ci biir tremblement de terre boobu nag yaakaar naa ni constaté nañ ci lu toll 296 morts yoo xamante ni am nañ fa lu toll ci 296 morts am na fa 153 blessés am na fa maanaam ginnaaw bi séisme bi amee foofu ca Maroc muy benn magnitude boo xamante ni si 7 échelle Richter la amee suñu nee cette échelle Richter nag maanaam mooy li nga xamante ni maanaam mooy déterminer li nga xamante ni mooy tremblement de terre bi maanaam séisme bi ci benn magnitude loo xamante ni dañ ko estimer si 5,7 jamono ji nag ñuy wax ak yéen am na yeneen dëkk yoo xamante ni concerné na leen ku ci mel ni Mauritanie ku ci mel ni Maroc ku ci mel ni Sahara ku ci mel ni Algérie ñoom ñëpp ils sont menacés ci biir menace boobu nag am na benn kayit boo xamante ni nag suñ ko saytoo tey mooy bulletin bi nga xamante ni mooy alerte séisme bi maanaam li nga xamante ni mooy déterminer lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu préliminaire bi nga xamante ni moo indi séisme foofu démb la am foofu muy vendredi 8
septembre 2023 foofu ca Maroc maanaam heure bi mu amee muy heure d'origine di 23h11 1 seconde. Voilà 23h11 1 seconde Greenwich Meridian Time suñu xoolee magnitude bi mi ngi toll ci 7,0 échelle de Richter tey suñu xoolee latitude bi dem na ci 30,961 nord ñu dem ci longitude bi mu dem ci 8,413 ouest ba noppi profondeur bi toll ci 8 kilomètres maanaam ci suuf en tout cas muy njàqare boo xamante ni am na foofa ca Maroc. muy séisme boo xamante ni ràññee nañ ko fa démb muy tremblement de terre boo xamante ni suñu nee Maroc tey xam nañu ko am na doomu sénégalais yu bëri yoo xamante ni foofu la ñuy dund ñoom ñëpp dëkkee nañu njàqare dëkkee tiis maanaam ginnaaw bi nga xamante ni séisme bi am na fa muy tremblement de terre bi mu doonoon nag loo xamante ni ñu ngi ko doon gis yeneen dëkk yi maanaam dëkku Asie yi lañ ko doon gis dëkku Amérique yi du sud yi dëkku Europe yi lañ doon gis loolu mais jamono ji gis ngeen mi ngi nii wàcc ci fii ci Maroc te ku ne Maroc xam na ni sorewul Sénégal te jamono ji ñuy wax ak yéen séisme boobu jàpp leen ni que mi ngi menacé yeneen dëkk yoo xamante ni jóge nañu Maroc lu ci mel ni Mauritanie lu ci mel ni Sahara lu ci mel ni lii nga xamante ni mooy Algérie maanaam séisme tey mën nañ ne mbirum suñu borom la yàlla moo koy dogal donc li yàlla dogal kenn mënu ci dara nattu la boo xamante ni yàlla wàccee na ko foofu donc du ñu def dara lu dul ñaan yàlla affaire yi dellu siwaat ci jàmm ñëpp nekkaat ci jàmm ndaxte ku nekk xam na ni ndogalu suñu borom moom kenn mënu ci ñaari salaamaaleykum donc comme ni ma koy waxee saa su ne rek souvent Sénégal dara su fi amee da ngay gis ñu jóg di critiquer fàtte di ko yàlla mooy dogal am na loo xamante ni yàlla moo koy def yàlla moo ko moom barki démb ba ñu demee Magal Touba gis ngeen bi mu tawee yàlla wàccee tawam wàccee ndoxam ñu gis ni que opposition bi ñeen ne xaw foofu di ŋàññ taxaw di critiquer état on dirait que état moom taw on dirait que état mooy wàccee taw on dirait que état moom mooy tànn ñaata millimètre ndox ñoom ñooy wàccee si suuf état mooy tànn ban dëkk moo war a inondé ak ban dëkk moo war a inondé donc je crois que toujours il faut qu'on ait raison garder xam ne am na mbir yoo xamante ni su amee ndogalu suñu borom la tey Maroc bi nga xamante ni am nañu séisme nga xamante ni suuf si moo yëngatu immeuble yi ak taax yi ak loo mën a dëgër da ngay yëngatu daanu ci suuf am na ñoo xamante ni dañ nekkoon ci hôtel bi démb maa ngi dégg benn témoignage bi nga xamante ni Baba Tandian ex-président fédération des basket bi nga xamante ni foofu la ko fekk ca Marrakech bi mu wootee ci jàkkaarloo mi ngi expliquer hôtel bi dañ ci nekk jékki-jékki gis néeg bi bii di dem gauche bi di dem droite après ñëpp mujj daw wàcc taxaw ci mbedd bi donc je crois que tey ñooñu amoon taw boo xamante ni inondation la moo leen gënaloon li nga xamante ni mooy séisme bi moo tax souvent li may wax rek li la yàlla jagleel sante ko yàlla parce que am na kenn koo xamante ni jagleel na ko lu raw loolu te waxuñu ci te tey kenn déggul benn yoon Maroc taxaw ne état bi moom mooy responsable état bi moo deful lii état bi moo deful lii ci suuf bi état bi moo deful lii fenn nga koy déggee muy Sénégal ñen ñoo koy wax mooy opposition bi nga xamante ni taxawuñu amuñu programme amuñu principe amuñu base amuñu dara lan la ñu nekkee pour opposition uniquement pour ŋàññi ñoo xamante ni ils n'ont jamais un esprit positif dans leur vie la seule chose qu'ils ont c'est un esprit négatif muy séisme bi nga xamante ni jëlal leen lañ ko foofu ca Maroc dafa jamono ji ñu toll nag ci VIP People TV ñu ngi leen di informer am na 296 personnes yi nga xamante ni ñàkk nañu seen bakkan 153 personnes yoo xamante ni ay blessé lañu du ñu def dara lu dul jaale ñi nga xamante ni ñàkk nañu seen bakkan yàlla xare leen aljanna firdawsi yu gën a kawe fa ñu jëm gënal leen fa ñu jógee ñi nga xamante ni nag ay blessé lañu maanaam ci li ñu nekk yàlla génnee leen ci jàmm ak salaam. Toujours dans votre actu du jour dañuy ñëwaat fii ci Sénégal ku nekk xam na ni tey samedi 9 septembre 2023 journée bu décisive la ci coalition bi ñu dippee Benno Bokk Yaakaar muy coalition bi nga xamante ni ñoom ñooy parti au pouvoir en même temps ak parti bi nga xamante ni mooy APR ki ko jiite di président Macky Sall nekk seen secrétaire général ginnaaw Macky Sall bi mu renoncé à sa candidature en 2024 comme il l'avait annoncé en 2019 que boobu mooy deuxième ak dernier mandat mu annoncé que le 3 juillet 2023 bi passé joxoon na nag kaddu ne moom dina tànn kan mooy doon candidat Benno Bokk Yaakaar ki nga xamante ni mooy jongante ji ci élection yu ñu jëm le 25 février 2024 boobu ba tey nag biñ ko gisee gis nañu candidat yu bare ku ci nekk mi ngi samp ndëndam muy candidat à la présidentielle maanaam ci biir APR ñu ci bare samp nañu seen ndënd nee nañu ñoom dañu bëgg a nekk candidat waaye kii di président Macky Sall yooyu ci yàbbi ci moom dana ne woon daal su waxtu ba jotee dina xool kan lay tànn te ku mu tànn kooku la bëgg mu représenter coalition Benno Bokk Yaakaar ñu dem ci jongante yi nga xamante ni mooy élection présidentielle su Sénégalais yi tànnee kooku ñoom ñu continuer liggéey bi nga xamante ni tàmbale woon nañ ko fii ci Sénégal ginnaaw loolu nag boobu ba tey gis nañu lu xew ci biir APR plus de 11 personnes déclaré nañu seen candidat à la candidature ku ci nekk ci ñoom nag président de la République déglu na la ku ci nekk ci ñoom déglu na la ñenn ñi yóbbu na leen ci Moustapha Niasse bi nga xamante ni moom la délégué woon aussi pour mu déglu leen bi mu leen dégloo boobu ba tey nag ñi ngi toog
ku ci nekk nag mi ngi def campagne souterrain ku ci nekk mi ngi def propagande souterrain mi ngi xool ay nitam pour que mu am meilleure posture mais xam nañu président Macky Sall loolu yëngalu ko ku xam président Macky Sall xam na ni pression yëngalu ko ku xam président Macky Sall xam na ni intimidation yëngalu ko ndaxte su doon loolu la rek depuis 2019 ñi ngi sëgg ci moom da ngay def troisième mandat oui ou non mais musu ci yéey musu ci yàbbi musu ci tontu benn doomu aadama ba waxtu ba jotee jóg na jël décision te ba mu jëlee décision je crois que bett na ñu bëre am na ñoo xamante ni ñi ngi doon yeewoo ak moom di toogandoog moom foog ni ñoo ko gën a jógee ñoom ci seen bopp décision bi ñoom ak sénégalais yépp ñoom ñoo ko yëgandoo ci biir loolu nag tey samedi bii nga xamante ni président de la république jël na décision pour tànn kan mooy doon candidat am Amadou Ba lay doon xamuñu Boun Abdallah Dionne lay doon xamuñu Abdoulaye Daouda Diallo lay doon xamuñu kii di Mame Boye Diao lay doon xamuñu en tout cas lu ci mënti am président de la république def na choix am ni mu ko waxee woon fi ay bés yi génn nee na en tout cas choix bu muy def day doon choix boo xamante ni moo gën ci Sénégal choix bu muy def mooy doon ki nga xamante ni sénégalais yépp moom la ñu bëgg choix bu muy def mooy ki nga xamante ni yaakaar na ni que tey su demee ci élection yi mën na jël raw gàdd ga jël ndam la foofu donc kooku lay choisir mais ci biir lan lañ ciy tiit am na ñoo xamante ni commencé nañu radicaliser wu am na ñoo xamante ni nee nañu peut-être président su tànnee ki nga xamante ne ñoom d'accord ñoo ko moom dañuy fipp maanaam li leen daloon ci élection municipale yi dal leen ci élection législative yi maanaam créer seen ay liste parallèle loolu dafa nar a judduwaat foofu ca biir APR te bañ ko defee gisuñu ci ndam gàcce lañ ci gis ndaxte toujours dafa indi tax opposition bi gagné lu toll ci bari ci ay mairie gagné lu pare su toll ci ay député donc je crois que fi ñu toll tey ñoom waa APR lenn moo leen war muy booloo lenn moo leen war muy dajaloo lenn moo leen war maanaam mooy ñoom ñëpp ñu sukkandiku ci benn kàddu àndandoo bañ a xeexante seen biir parce que ñoom ñoo fi nekkandoo 2019 ba 2023 di gouverner di diriger ñu àndandoo donc war nañu mën a continuer àndandoo boobu bi nga xamante ni 5 mois moo leen fi desee su dee sukkandiku nañu nag si kàddu yi nga xamante ni président de la république Macky Sall wax na ko dafa bëgg ñoom ñu continuer conserver le pouvoir pour que doxal projet yi nga xamante ni tàmbali ñu ko ñu war ko eggali waaye ci biir loolu nag gis nañ ci ñu bëri ñoo xamante ni radicalisé wu nañu ba poser seen candidature kuñ ci gënoon ràññee muy kii nga xamante ni mooy Mame Boye Diao Mame Boye Diao nag ñu bëri dañ ko xaw a ragal parce que proximité am ak kii nga xamante ni mooy Ousmane Sonko parce que assumé na publiquement que xaritam la am na ci plein droit nit ku nekk am nga sañ-sañu kii nekk sa xarit waaye mënoo nekk ci benn camp nga nekk ci benn camp ndombal tànk boo am ñu jox la fa tey daraja boo am ñu jox la fa nga nekk ko nga xamante ni opposant la opposant boo xamante ni tey mënoon na opposer sax comme tous les opposants mais opposant la bu radical boo xamante ni gis butitu Macky Sall moo ko gënal jàmm nga xamante ni lépp lu Macky Sall def muy lu baax muy lu bon moom gisul dara lu baax loo xamante ni sa président de la république def na ko lu bonam rek la gis saa su ne mi ngi koy sànni xeer saa su ne mi ngi koy saaga di saaga ay njabootam di saaga say institution di saaga say magistrat te yow tey Mame Boye Diao nga tënk ko ci institution yooyu donc comme tubaab bi ni mu koy waxee rek l'ami de ton ami est mon ami l'ennemi de ton l'ami et mon ennemi donc tey soo demee bay xaritoog sa ennemi président de la république donc loolu fu mat a tegaat baaraamu tuuma la pour ñu xoolaat ko Mame Boye Diao nag ñu bëre jàpp nañu que Macky Sall su tànnee candidat te tànn ko moom day radicaliser wu day former partem pour dem ci ay élection keneen aussi koo xamante ni ñi ngi koy njort muy Abdoulaye Daouda Diallo ku nekk xam na ni que bi Macky Sall ne day tànn candidat am ku njëkk a postulé wu Abdoulaye Daouda Diallo bokkoon na ci kii di Amadou Ba biñ koy cité ñu commencé indi ay légitimité ak kii moo njëkk bokk APR ak kii bokkul APR ak am naa ndombal tànk bi awma ndombal tànk yi mais boobu ba tey gis nañu aussi benn campagne souterrain boo xamante ni ñu bëri ñu ngi koy defal Abdoulaye Daouda Diallo ci biir nag li ñu for ci wéewu béy am na ñoo xamante ni nee nañu Abdoulaye Daouda Diallo nee na moom suñ ko falul suñ ko jëlul comme candidat comme Macky Sall bi muy génn ci Ablaye Wade en 2008 moom donc moo fi nekkoon yàlla la yaakaaroon kon moom lan moo ko tere yaakaar yàlla donc wax boobu day xaw a tey xel donc nañuy jàpp ni que rek toujours Macky Sall su tànnee candidat boo xamante ni du doon Mame Boye Diao wala Abdoulaye Daouda Diallo xëy na dislocation mën na am ci biir parti boobu APR mën na tas pourquoi APR tas parce que am na ñoo xamante ni dañuy créer seen parti bopp ñàkkul nag fusion am ay coalition yu bees judduwaat comme Mame Boye Diao Abdoulaye Daouda Diallo dem ànd ak ñoom def seen coalition mais je crois que loolu du seen avantage pourquoi du seen avantage parce que dafay permettre askan bi tey mu indiwaat beneen diversion donc aujourd'hui dafay permettre que tey APR wala Benno Bokk Yaakaar suñu sàgganu li daloon PDS en 2000 daloon PS en 99 en 2012 daloon PDS en 2012 PS en 99 maanaam dafa mel ni seen tànk dafay xeeñ nekk ci buntu opposition
suñu sàgganul nag ñoom ñii nga xamante ni ñoo nekk jamono ji ay ministre nekk ay DG bokk ci Benno Bokk Yaakaar suñu waxee 25 février 2024 yaakaar naa ne ñoom ñëpp ci opposition la ñu nar a mujj ndaxte mbooloo mooy doole tasaaroo mënu leen indil dara def nañ ci ñaari expérience def nañu seen tasaaroo les élections municipales gis nañu mayu leen dara def nañu tasaaroo aux élections législatives mu indi leen ballottage entre partis au pouvoir qui totalise 81 députés et une opposition qui totalise 80 députés muy la première fois dans l'histoire de la politique sénégalaise ñu gis ni que parti au pouvoir ak opposition rawante nañu lu toll ci benn député donc je crois que tey ñoom ci seen bopp su dee pouvoir moo leen intéressé développement Sénégal moo leen intéressé eggali li nga xamante ni tàmbali woon nañ ko ci ay liggéey moo leen intéressé donc le président de la République a choisi de ne pas se participer en 2024 pour un deuxième quinquennat pour lan respect moral respect kàddoom moo tax mu def ko je crois que ñoom ñëpp dañu war a am benn entente dañu war a am benn booloo ba nga xamante ni képp ku Macky Sall tànn ñu topp ci ginnaawam ñoom ñëpp ñu battre campagne wane ni que benn la ñu dañoo juboo donte opposition bi gis nañu juboowuñu mais gis nañ fi ñu créé ay coalition Yewwi Askan bi yoo xamante ni du coalition dëgg du coalition dara mais jural na leen ndam gis nañ fi tey ñu créé ay genre F24 yoo xamante ni c'est des mouvements yoo xamante ne ay association hors sujet la qui n'existe pas qui n'a pas de base qui n'a pas amul benn gëmante bu nekk seen biir mais taxul askan bi ñu ngi leen di xaw a bàyyi xel donc je crois que war nañu miirewu ci loolu jël loolu def ko benn genre seetu même su dee dañuy ànd ci ginnaaw candidat bu Macky Sall tànn te neexu leen ñu ànd ak moom àndu hypocrite àndu naafeq ba nga xamante ni conservé nañu pouvoir bi ku ci nekk xool lu muy def moo gën nga toog ba ñàkk pouvoir bi nga xool li ngay def en tout cas li leen Macky Sall dànkaafu daal mooy interdire na leen benn rébellion am ginnaaw su choisir candidat kan la Macky Sall di choisir entre Amadou Ba entre Boun Abdallah Dionne entre Abdoulaye Daouda Diallo entre kii nga xamante ni mooy Mame Boye Diao wala Abdoulaye Diouf Sarr en tout cas point d'interrogation la ñuy teg foofu tey ci samedi 9 septembre lañ koy xam en tout cas jàppale ni que 11 candidats yooyu ku ci nekk yaa ngi toog ci xottu nen parce que ku ci nekk bëgg nañu tànn la mais askan bi ñoom ñooy choisir gis nañu aussi benn campagne de dénigrement boo xamante ni jamono ji ñenn ci opposition bi ñu ngi koy def di fay yenn ay chroniqueurs ak yenn journalistes balaa Macky Sall di tànn kii nga xamante ni mooy candidat am ñu commencé influencer nit ñi influencer peuple sénégalais yi comme ni ñu ko defee woon ci troisième mandat non au troisième mandat pour que Macky Sall képp ku mu mën a choisir rek peuple bi boycotté ko ba ñu indi benn divergence je crois que loolu aussi war ngeen ci bàyyi xel jéem a gàttandu la communication parce que dafa am pré-communication am communication donc je crois que loolu aussi bàyyi leen ci xel commencé nañ ko seetlu ci yenn plateau yi des journalistes et des chroniqueurs qui commencent à dénigrer le candidat que Macky Sall va choisir je crois que loolu mooy wane ne que rek toujours en politique amul sentiment la politique n'a pas de sentiment comme Senghor nu mu ko waxee woon rek la politique est faite de riches et de coups bas donc chaque fois coup bas moo fay am moo tax toujours ma ne askan bi yéen a ciy sonn yéen ñi ñuy woo chaque jour yéen ñiy daw ak ñoom yéen ñiy dem ci meeting yéen ñiy sol seen ay t-shirt yéen ñiy sol seen ay casquette yéen ñi ñuy woo ci ay xeex yéen a ciy sonn parce que ñoom lijjantiwuñu leen lan la ñu lijjanti maanaam seen intérêt suñu xamee ni fii baax na ñu dóor suñu xamee ni fii baaxul ñu fàtte la suñ la soxlaa nag danañu wàcc si terrain bi wàcc sa buntu kër nuyonteeg yow ñii di saaf gerte ñii di jaay café ñii dugg ci marchand ambulant yi waaye jour bu élection ba jeexee jour boobu nga leen di gëj a gis ku ci nekk di nga am sa problème soo taxawee seen buntu bureau waxuma la sax secrétaire waaye da nga dul gis assistante sax bay gis kooku nga xamante ni moom moo taxawoon ci yow di la saafal gerte donc je crois que toujours on a un peuple assez mature on a un peuple intelligent ñoo xamante ni ils sont conscients xamante ni gànnaayu nañu seen carte d'identité gànnaayoo seen carte électeur toog di déglu campagne électorale kan moo leen di tegal programme boo xamante ne leer na leen ni que programme bi c'est fiable pour le Sénégal ou bien programme bi am nañ ci yaakaar suñ ko doxalee dina doxal Sénégal su boobaa ñu jël seen carte dem sànnil ko le soir du 25 février 2024 en tout cas nañ jàpp ni que daal tey la ñii nga xamante ni ñooy waa Benno Bokk Yaakaar di choisir ses candidats donte gis nañ fi plénitude de candidats parce que yaakaar naa ne tey candidats yi nga xamante ni ñoom ñëpp déclaré nañu pour doon président de la République remplacer le président Macky Sall je crois que suñ leen compté ëpp nañu 100 yaakaar naa nag le 25 février askan bi ñoom ñooñu nar a sonn lu tax ñuy sonn parce que ku nar a taxaw ci benn bureau de vote wala jël ay 100 papiers di rang je crois que élection yi du jeex sax dimanche suñ demee ba lundi wala mardi du fa jeex mais nag bëgg a doon candidat ak mën a nekk candidat ça fait deux ku mu neex nag mën nga ne bëgg naa doon candidat pour le 25 février 2024 pour nekk président de la République du Sénégal mais est-ce que mën nga doon candidat loolu mooy problème bi parce que dafa am ay conditions yoo xamante ni foog nga remplir ko pour nekk candidat en tout cas nañu jàpp ni que tey c'est samedi 9
septembre si la Macky Sall di tànn candidat Benno Bokk Yaakaar dànkaafu na leen nag nee na su tànnee candidat buggul gis benn rébellion mais man nag ci sama xalaat ak li ma gis ak li ma jot a dégg gëm naa ni Macky Sall su tànnee candidat rébellion dina am ci biir APR suñu sàgganee dina tas parce que dina am ñenn ñoo xamante ni dinañu fipp ñenn dinañu rejoindre opposition bi ñenn ñi dañu xam ne ñi ngi doon saagantee démb di ngeen ko gis parce que du bett kenn ku gis Mimi Touré dem ànd ak opposition bi ku gis Abdoul Aziz Diop un conseil spécial du président de la République depuis combien d'années tey génn dem ànd ak opposition bi taxaw di dingal Macky Sall kon suba suñu gisee beneen ministre wala beneen DG boo xamante ni dem na réelé opposition bi bu mu bett kenn mais je crois que loolu seen pertement la parce que li Sénégalais yi di jooy tey ba opposition bi taxaw fii ñoom yaakaar naa ni seen lox jëf ci nekkoon suñu génnoon avant d'accord mais suñu demee ba ci dugg ci je crois que dañuy gasal seen bopp pax parce que xool Mimi Touré je crois que enterré na boppam politiquement parce que Mimi Touré n'existe plus raison pour laquelle mu topp ci ginnaaw F24 uniquement pour que ñuy gis image am wala ñu koy dégg mais amul benn Sénégalais ou bien soo compté woon sur les 100 Sénégalais 99% yi kenn gëmatu ci Mimi Touré kenn gëmatu ci Mimi Touré tey soo compté woon 100 Sénégalais 99% yi kenn gëmatu ci Abdoul Aziz Diop parce que des gens yoo xamante ni ils ont été au cœur et au noyau du service de ce gouvernement de l'APR et de Benno Bokk Yaakaar à quelques mois avant les élections ou bien ay kenn poste boo xamante ni joxuñu la ko alors que l'État a servi de tous les postes de 2012 à 2022 tey ñooñu ñoo fipp donc ce qui te montre ay kilifa lañ yor yoo xamante ni suñu amul li ñu bëgg dañuy gedd. Toujours dans votre acte du jour sur VIP People TV la chaîne des grands événements dañuy dem fële nga xamante ni mooy lii di parrainage yi xam nga élection présidentielle yi dañ ci dugal parrainage maanaam pour nga mën a nekk candidat foog nga am ay parrainage yoo xamante ni da nga koy motal kii di Ndiaga Sylla nag di expert électoral moom nag am na lu mu wax nee na Sénégal maîtriser wul parrainage bi lu tax maîtriser wu ko parce que amuñu xam-xam ci loo xamante ni jëm na ci wàllu doublon externe yi loolu nag Ndiaga Sylla moo ko wax ñu dippee ko expert électoral aujourd'hui je me dis que Ndiaga Sylla su dee c'est un expert en électoral donc moom war na am maîtrise bi nga xamante ni lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu élection moom daf ci war a indi xam-xamam wala donc dootul expert électoral parce que suñu xasee ba nee la expert rek maanaam yow yaay expert bi yow yaa xam lépp yow yaa mën lépp pourquoi Ndiaga Sylla indiwul woon solution yooyu depuis lors mu toog ba tey jii di naan amuñu maîtrise maanaam lu jëm ci wàllu doublon externe yi donc su dee am na ci solution da koy indi parce que doublon externe yi je crois que ñi saytu li jëm ci wàllu parrainage ñoom rek ñoo ko xam gis nañ fi ay candidats yu bëri yoo xamante ni parrainage moo leen bloqué li ko waral par rapport à des doublons tey nag soo indee doublon externe yi amuñu maîtrise pour saytu ko donc ça veut dire que y a un problème par rapport ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor wàllu électoral bi te kiñ ciy njëkk a jëm baaraamu tuuma maanaam mooy Ndiaga Sylla bi nga xamante ni dañ ko dippee expert électoral donc moom lan mooy taxawaayam ci wàllu élection lan mooy taxawaayam jëm ci wàllu parrainage ba nga xamante ni tey indiwul solution yëpp ñu teg ko débattre ko depuis belle lurette pourquoi muy toog ba tey jii di ko wax parce que mooy li may wax toujours rek c'est des gens yoo xamante ni se sont ralliés derrière Ousmane Sonko ku nekk gis na ni que Ndiaga Sylla keroog bi nga xamante ni interdit nañu manifestation rassemblement investiture kii nga xamante ni mooy Ousmane Sonko li ko waraloon tension politique yi amoon Sénégal li ko waraloon instabilité bi amoon ci Sénégal li ko waraloon insécurité bi ñu gisoon ci Sénégal li ko waraloon mooy présence su terroristes yi ñu gisoon ci biir Sénégal donc l'État doit assurer la sécurité et les biens de tous les Sénégalais su gisee ni que am na foo xamante ni saytu nañ fa gis nañ fa insécurité dañ koy annuler Ndiaga Sylla dafa jóg di prendre position et prendre la défense de Ousmane Sonko en tant que quelqu'un qui se dit expert électoral alors que avant Ousmane Sonko bi dëkk bi amulee dara jàmm am fi lépp am fi Bougane Gueye Dany ñu war ko investir foofu ca banlieue bi préfet dafa interdire manifestation boobu et pourtant Ndiaga Sylla yeeyu ci yàbbi ci donc ce qui veut dire c'est 2 poids 2 mesures ñoom daal ku ci nekk ki nga faral mooy Ousmane Sonko ki nga ragal mooy Ousmane Sonko ki nga ragal mooy taalibe Ousmane Sonko yi ñu saaga la donc tu profites toujours sur les plateaux pour dire quelque chose qui est favorable à Ousmane Sonko pour que les gens t'applaudissent alors que gëmoo li ngay wax moo tax ma ne toujours quand on est dans un pays et qu'on veut la liberté, et qu'on veut la démocratie, et qu'on veut la liberté d'expression, il faut assumer, dire la vérité face à son peuple et laisser les politiciens derrière parce que leur mission c'est quoi? C'est de trouver un chemin pour accéder au pouvoir uniquement pour leurs propres intérêts. Alors que vous avez choisi d'être aux côtés du peuple. Le côté du peuple c'est quoi? C'est le côté de la vérité, c'est le côté de la réalité, c'est le côté
de la transparence. Et je vois qu'il y a des gens aujourd'hui qui occupent tous nos plateaux, en commençant par Ndiaga Sylla, expert électoral, en commençant par certains gens des droits de l'homme, Koutimel Sidi Gassama. On a vu même Alioune Tine quand même revenir un peu en arrière, même si c'est trop tard, il l'a fait en appelant Ousmane Sonko à l'apaisement pour que mu dal. Donc loolu yëpp foog ñu ci bàyyi xel di xam ne que saa su ne Sénégal dafa am nu muy doxee. Toujours dans votre actu du jour dama bëgg ñu dem seetaani benn vidéo dellu si waat. Salam. Waaw leena laa bugga nit ñi bàyyi ci xel seetlu ko def seetlu Boy Sakaré problème yi Ousmane Sonko ak Adji Sarr bam dooree depuis 2021 ba léegi Boy Sakaré Ousmane Sonko dem na fa demaat fa ban effet moo am Boy Sakaré pour yéen ñi xamut Boy Sakaré dëgg rek moo fa ne gis nga boo tooñee luñ la fa ñaanal du jàppa Boy Sakaré dëgg moo fa am man boo gisee ma di ko wax ku nekk joolaa bu ma la waxee di nga xam ñun suñ kër ku saanu mag moo fa nekk ñankiit Bassène Kasaana foofooy suma kër ku saanu mag moo fa nekk soo bu ma leen waxee yëfi Boy Sakaré boo tooñee nga yaakaar ne boo demee foofu noonu dafay dox nax nga sa boppa seetlu leen ko depuis 2021 ba léegi lan moo am Ousmane Sonko na delluwaat sa Boy Sakaré ya mu wax leen dëgg mu wax leen lu am Boy Sakaré dëgg rek la de dëgg moo fay am amaan na naam du leen neex nag waaye man li ma xam laay wax dëgg waaye am na ñoo xam ne sax ñoom dañ ko tey xam nañ ne Ousmane Sonko nekkul ci dëgg tey nekkul ci dëgg ëllëg waaye nit ki nag waaw kenn mënu laa forcer boo ko bëggee bëgg nga ko waaye bu nekkul ci dëgg wax ko Ousmane Sonko xamut wax number one Ousmane Sonko mënut wax dégg nga Ousmane Sonko yi muy wax ku bëgg a jiite réew du ko wax Ousmane Sonko yi muy def ku bëgg a jiite réew du ko def ne leen ñu waxante dëgg te ñu bàyyi parparloo gi dégg nga amaan na naam du leen neex waaye man kooku noonu man loolu bëgg juma yéen a ngi dégg dëgg gi nañ ko wax Boy Sakaré dëgg moo fay dox dëgg la ñuy àtte boo buggee sa soxla faju waxal dëgg bi te boo tooñee bu fa jublu parce que li nga bugga du am bañ dalee di tuur ba léegi dara mënu taxewu tuur nañ si Macky Sall def nañ lu nekk si Adji Sarr mënut a dem parce que Ousmane Sonko dafa tooñ nañ leen waxante dëgga man doomi Casamance laa pire yaay joolaa baay joolaa maam joolaa nijaay joolaa bàjjen joolaa yépp waaye bu dëgg amee nañ ko wax teñ bàyyi parparloo gi parparloo moo ñu yàqal nañ leen ñuy waxante dëgg waaw Ousmane Sonko nekkul ci dëgg Ousmane Sonko dafa tooñ moo tax li muy ñaan lu Boy Sakaré yëpp munta am man lijjante leen ma ñankiit Bassène Kasaana fa laa jóge waaw surtout Bakolong pire dëgg rek nan la ñuy wax dëgg te bàyyi naxante bi Boy Sakaré dëgg moo fa am boo tooñee munoo am li nga bugga man doomi Kusaanu mag laa surtout Kusaanu mag laa man xam naa li may wax nan la ñuy waxante dëgg te bàyyi tooñ gi buñ paree na ñuy jóg di tuumal Macky Sall di sosal Macky Sall Ousmane Sonko dama bëgg ñu génnee vidéo wala téléphone call logs yoo xam ne Macky Sall moo ko call ne ko nañ daje fii nii nañ dem Sweet Beauté
gi nga yéenay wax bu feebaree noppa yi koy dégg dañoo war a wér waaw wax bu enu maanaa boo ko déggee xam ko nan la nit complooyee moo la ne la kaay dem foofu noonu bu fekkee ne daf la oo génneel koo loog si ne moo la woo bés sàngam waxtu sàngam yéen a gën a xam ne Ousmane Sonko day fen li muy wax du dëgga waaw waaye naam nag da ngeen ko bugga waaw mun ngeen koo bugga waaw waaye nag nit ki loo ko bugga nay wax dëgga munoo toog di sosal nit ñi di tikku di yàqa ba pare sax man Gambian si koy yi support Ousmane Sonko sénégalais yéen da ngeen war a smart. I thought you guys are smarter than this because seet leen ko si Gambia ñun ba ñuy xeex Yaya Jammeh dañ tojuñ fen taaluñ fen yàquñ fen waaw dañ dem vote jéene gis nga Gambian si biñ doon protest fii nii gisu leen benn Gambian bu dem si how to call it si embassy yi di toj foofu noonu di yàqa dañuy sol seen t-shirt gaadu seen placard dem taxaw foofu noonu di ñaxtu waaye yéen ngeen a dugga di toj di yàqa di for what Gambia fan leen gis fuñ toj fuñ taal bi ñuy xeex Yaya Jammeh fenn amut léegi leen a war a tax ngeen nangu nit ñi toog fii nii di leen wax ne leen dem leen toj dem leen taal dem leen yàqa ñun ba ñuy xeex Yaya Jammeh Gambian si diaspora bi digaluñ ko benn xale Gambian digaluñ ko kenn ba pare yéen a gën a xam ne Ousmane Sonko yi muy taxaw di wax bu fekkoon ne Yaya Jammeh la bu fekkoon ne Yaya Jammeh la ko defoon fu mu nekk Ousmane Sonko waxatuñ ko nen leen waxante digga di taxaw di tiim nit ndaan ko dañ lay def comme ni ñuy def Samuel Doe mu teg ko fan am na yenn yoo xam ne boo buggee jiite réew doo ko wax am na yenn yoo xam ne boo buggee jiite réew doo ko wax ne leen ñu waxante dëgg te bàyyi naxante bi yéen a ngi dégg ba pare nag léegi ñu jël ko teg ko benn birib këri jàmbur bagage business yi jàmbur yiñ toj yaaxa yiñ def yëpp si kan la si moom la nañ ko tëj ba dama caabi ji kum neexul nga sangu ji géej lan la boo buggee giite réew opposition kenn bañu ko mun nga nekk opposition nga voice sa opinion waaw waaye opposition di toj di yaaxa di taal di terrorize nit ñi nañ ko tëj ba dama caabi ji man maa wax lii nii réew kenn du ko jëlee si fitna Gambia man sénégalais Gambian la waaye ñun Gambia dañ dunda fitna ba tax na man kuy fitna ànduma ak yow tey ànduma ak yow ëllëg kum neexul nga naani géej Ousmane Sonko war naa jëlee réew bi neneen nu dun fitna ba pare di saaga di disrespect yëpp nañ leen waxante digga te bàyyi naxante bi waaw man I thought ne Senegalese people are smarter than this dañ ko waroon a seetee si Gambian ba ñoo fight Yaya Jammeh baltaakut tojuñ taaluñ kenn deewut simplement bul la gaay vote génne Yaya Jammeh lu leen teree def noonu lu tax ngeen a toj di taal ban njëriñ la leen amal toj taal nit ñi di dee ba pare ngeen jël yëpp na ekkati ko teg ko Macky Sall gatsa rek bu leen neexee nañ ko tuddee appel à insurrection man Ousmane Sonko maa ko wax gatsa rek dootul demee noonu jeex na tag Barthélémy Dias mii toog fii dañu nañu fii ci place bi daaw defe naa mu ne septembre la Macky Sall def plan pour tëj Ousmane Sonko ma ne ko Barthélémy dalal naa sa xel fii rek ñi ngi dund Macky Sall du tëj Ousmane Sonko su ko Ousmane Sonko tëj
téeméeri Macky Sall ak juge am ak administration ak police am ak gendarmerie am mënuñu ñoo tëj kaso. kon yaakaar naa ni ñoo seetaandoo vidéo boobu nga xamante ni soxna si yëkkati na ay kàddu wax ko jëm ci bois sacré nag su ngeen fàttalikoo fii ci Sénégal ginnaaw bi nga xamante ni Ousmane Sonko en mars 2021 kii di Adji Sarr la jeune masseuse accusé woon na ko foofu ca Sweet Beauty que dafa ñëwoon di egg ci kawam te neexu ko ba tribunal condamné kii nga xamante ni mooy Ousmane Sonko à 2 ans de prison pour corruption à la jeunesse bu leen fàttee nekk nag Ousmane Sonko waa Casamance nag dafa am bois sacré ay mbir la yoo xamante ni dañ fay dem di fa ñaan ku ci nekk ak sa aada ku ci nekk ak sa culture ku ci nekk ak say valeur Ousmane Sonko nag je crois que yóbbuwoon nañ ko foofu ca bois sacré yi ba mu demee ca bois sacré yi nag am na lu mu fa waxoon kàddu yooyu la fa waxoon te gis nañu kàddu bois sacré nee nañu képp ku fa ñëw te indiwoo fa kàddu dëgg da nga koy gis képp ku fa indi kàddu dëgg kooku da koy gis et je crois que tey maire bi firndeel na loolu ndaxte Ousmane Sonko ba mu demee ci bois sacré yi je crois que fii la ñu taxaw menacé Adji Sarr naan Adji Sarr day deew ak Adji Sarr dina nangam sangam Adji Sarr dina nii Adji Sarr dina naa Adji Sarr dina nangam sangam te yaakaar naa ni ku gis Adji Sarr tey la gën a belli ku gis Adji Sarr tey par rapport ak bi muy jógee Sweet Beauty je crois que Adji Sarr tey yàlla tey la ko gën a nàkkal Adji Sarr tey la gën a nekk sur son 31 kan moo nekk ci njàqare depuis boobu tey Ousmane Sonko moo nekk ci njàqare ndaxte bu mu génnee ci kii nga xamante ni mooy Adji Sarr ku nekk gis nañu Ousmane Sonko si la dem accuser kii nga xamante ni mooy Mame Mbaye Niang bu mu accuser Mame Mbaye Niang ay tolof moo ko ci fekk à chaque fois ñu convoqué ko tribunal gis ngeen coow yi doon am ba ñu koy sempi di ko yonu di ko cak-cak di ko yóbbu këram ñii di ko cak-cakaat di ko yóbbu hôpital ba mu fiy créé ay malaise ak ay feebar ak dem tëdd ji foofu nga xamante ni mooy hôpital SAMU bi nekk foofu ca Corniche ba donc yaakaar naa ni loolu yëpp tey natt yooyu ci kaw Ousmane Sonko la dal tey ci biir loolu si nga gisee Ousmane Sonko ñu condamné ko à 2 ans de prison ferme pour corruption à la jeunesse ci biir loolu si nga gis Ousmane Sonko ñu barricadé buntu këram pendant plus de 55 jours ci biir loolu nga gis Ousmane Sonko ñu cag-cagee ko Koungheul indi ko sànni ko biir këram ci biir loolu nga gisee Ousmane Sonko ñu teg ko tey sous mandat de dépôt ci biir loolu nga gisee Ousmane Sonko tey mu nekk sous naan dafay def grève de la faim boo xamante ni dara du ci dëgg amul dara c'était juste une technique de communication pour manipuler le peuple ou pour faire la pression sur la justice et sur les chefs religieux pour que ñu mën a taxaw ñaanal ko njekk pour mu daw prison boobu nga xamante ni moom la doon sàkku te moom moo fi sàkku woon ni que jaay na bakkanam maire bi nag xamal na ni que képp ku ñëw si bois sacré nga indi fa ay fen da nga koy gis te Ousmane Sonko ba mu ñëwee ci bois sacré ay fen yu tooy xep la fa indi woon je crois que fen yooyu tey moom moo dal ci kawam ginnaaw nag bi mu defee vidéo bi gis nañu yeneen réaction génn ci maire bi ci boppam dafa dellu si waat indiwaat beneen vidéo pour confirmer ses propos nañu seetaani vidéo boobu dellu si waat. salaam ñëwaat naa man li ma wax maa ko wax ku weddi lu ma wax nga teg fa lu wér fi ma wokk foofoo xasan yéen a ngi dégg a wax ji maa ko wax bois sacré doo fen di fa dem dëgga moo fa ne boo tooñee bul fa jublu sa ñaan du nangu maa ko wax ku weddi lu ma wax nga teg fa lu wér fi ma wokk foofoo xasan laa wax pour muy clair. kon yaakaar naa ni ñoo seetaandoo vidéo bi propos yi mu waxoon démb confirmé ne ko Ousmane Sonko ay fen yu tooy xep la wax foofu tey maire bi moo dellu soit confirmé ko ne ko fen yu tooy xep la indi parce que lu muy wax ragalu ko tiitu ko tey askan bi ñoom ñoo war a yeewu xam ne ne ko Ousmane Sonko du début à la fin dafa nekkoon di leen fen ci ay mensonge la sampee tey daraja yu maam ci ay mensonge la amee benn masse populaire ci ay mensonge la amee tey li ko topp te yaakaar naa ni comme ni ma koy waxee saa su ne rek dëgg rek koy mujj lu dul dëgg du yàgg yàlla suñu borom moom dëgg te nee na dëgg rek koy bijaaw lépp loo xamante ni du dëgg jàppali ko ci nax saay lay mujj kon donc ci biir loolu tey yaakaar naa ni tey ñi nga xamante ni toppoon nañu Ousmane Sonko avec une masse populaire donte am na ñu des mais am na ñu bëri tey retiré na wu nañ ci Ousmane Sonko parce que xam nañu Ousmane Sonko fen yu tooy xep la nekkee biir Sénégal xam nañu Ousmane Sonko li muy wax gëmu ci Ani Kassira xam nañu Ousmane Sonko projet Pastef bu muy wax gëmu ko benn xam-xam moo ko doy muy xam-xamam benn xalaat moo ko doy muy xalaatam donc je crois que tey opposition bu mu àndaloon sax muy waay Yewwi Askan Wi lëngu woon ci moom par rapport ak masse populaire bi ñoom ci boppam gëmuñu Ousmane Sonko xam nañu day fen suba ngoon guddeeg bëccëg donc raison pour laquelle moo tax toujours ma ne bàyyi leen xel toujours ci ñun lu ñuy wax Ousmane Sonko on n'a rien contre lui mais on a des problèmes avec ses mensonges Sénégal tey mënuñu toog bi Sénégal toll ñu jël benn fenkat ne da koy diriger mënuñu jël Sénégal fi Sénégal toll ñu jël benn njaalookat bi nga xamante
day bàyyi ay soxnaam ci biir këram di woote diine di woote l'islam di woote jub di woote sell ba pare di leen wàcc foofu di ay xale yu ndaw di leen tëddee ci ay salon de massage yoo xamante ni dara du ci dëgg Sénégal tey mënul toll foo xamante ni dañuy yëkkati ki nga xamante ni violence lay woote Sénégal mënuñu tël koo xamante ni fitna lay woote Sénégal mënuñu jël koo xamante ni dee lay woote Sénégal mënuñu jël koo xamante ni rayante lay woote ci biir askan bi toujours pour ñu jox ko mu jiite suñu réew donc je crois que tey ñun loolu lañ doon xeex démb ci guddi dama waxtaan ak benn kilifa bu mag kilifa nag laa wax kilifa diine jàng alxuraan em si yàlla ne ma Seydina Tange ñi ngi lay gërëm di la sant waaye santaatal yàlla bi ñu yàlla boolewul ci ñun ñi nga xamante ni dañuy gëm fenn Ousmane Sonko ndaxte ñi gëm fenn Ousmane Sonko yëpp natt bi leen yàlla teg la comme yàlla dimbale na la ba nga xamante ni yow bokkoo ci ñu gëm fenn Ousmane Sonko ak ñi nga xamante ni bokkuñu ci nga xamante ni dañoo gëm fenn Ousmane Sonko di gëm Ousmane Sonko di ko topp sant leen yàlla bu baax a baax du seen jàmbaarte du seen mën a xeex du seen dara ndimbalu suñu borom la kon ñun lu tax ñu bañ a gëm Ousmane Sonko ndimbalu suñu borom la yàlla moo ñu dimbale ba gëmuñu Ousmane Sonko xëy na nag ñu topp ci ginnaaw Ousmane Sonko natt bi leen yàlla teg la dañ leen koy nangul lenn rek la ñuy def yal na leen yàlla teggil natt boobu ba ñu xam ne ni que Ousmane Sonko ci ay fen yu tooy xeb la nekk te yàlla du encouragé ki nga xamante ni dafa nekk ci ay fen pour nga koy topp gëm nañu nag du seen sago gëm nañu du seen coobare mais ab nattu la nattu nag su la dalee dañuy def dara lu dul ñaanal leen yéen ñi des topp ci ginnaaw Ousmane Sonko yal na leen yàlla teggil natt boobu ba ngeen génn ci Ousmane Sonko bi ngeen xamante ni nitu fitna la Ousmane Sonko bi ngeen xamante ni nitu violence la Ousmane Sonko bi nga xamante ni amul dara Sénégal bu ko intéressé Ousmane Sonko bi nga xamante ni amul mindeef bu yeewoo Sénégal boo xamante ni intéressé nga ko lu dul boppam Ousmane Sonko su amoon yar ak teggin yaakaar naa ni ñu muy njëkk a respecté mooy suñuy ay institution lan mooy suñu institution mooy suñu base république lan mooy suñu institution mooy suñu base réew lan mooy suñu institution mooy suñu fondamental réew bi nga xamante ne tey moom la ñu dëppee la République du Sénégal nga xam ne que lan moo ko lié un peuple un but une foi un peuple un but une foi Ousmane Sonko jël loolu yëpp teggi ko ci suuf lenn moo ko intéressé mooy boppam Ousmane Sonko keneen kuy dox ci suuf intéressé ko Ousmane Sonko lu ko intéressé alalu aduna moo tax mu jëloon ay contrat ay engagement ak ay terroristes ñu koy rootal di ko jox xaalis muy xongaleku di arroser réseaux sociaux yi di arroser ay chroniqueurs am di arroser ay journalistes am pour que ñu déstabiliser Sénégal boobu nag ñu bëggoon mooy li may wax yéene néeg la borom moo cay fanaan bërki démb Ousmane Sonko loolu moo doon yéeneem démb Ousmane Sonko loolu moo doon yéeneem yaakaar naa ni yéeneem boobu pour déstabiliser Sénégal tey moom moo ca fanaan ndaxte fa mu nekk wéet na ca ña mu àndaloon kenn nekku fa ña ko doon topp ci mbedd bi gisu fa kenn ña nekkoon ci moom ginnaaw opposition bi amul kenn ku ci jaayante ba kanam ne Ousmane Sonko téye nañ ko damay dem ku mu mënte doon muy Habib Sy di Aïda Mbodj di Maïmouna Bousso di Malick Gakou di Moustapha Guirassy ñoom ñëpp amul kenn ku ko ci topp kon je crois que yéene néeg la borom ma cay fanaan Ousmane Sonko lu mu yéene woon démbu Sénégal moom la ko yàlla fay tey donc je crois que il faut qu'on laisse la justice faire son travail comme Ousmane Sonko ni ñu ko bëggee woon comme waa PASTEF ni ñu ko bëggee woon comme mouvement citoyen yi Y'en a marre ni ñu ko bëggee woon comme opposition bi ni ñu ko bëggee woon dañu bëggoon une justice indépendante képp koo xamante ni jalgati nga yoon teg la loxo képp koo xam ne yaa ngi ci yoon bàyyi la képp koo xamante ni defoo lu yoon santaane yoon corrigé la kon yaakaar naa ni tey il est temps que Ousmane Sonko justice jël ay engagement à travers le peuple sénégalais même su dul dara tey aujourd'hui le peuple sénégalais nous a lancé un message ne se fait que juste pour la mémoire des 40 morts ñeent fukki nit yi nga xamante ne ñàkk nañu seen bakkan Ousmane Sonko a tué 40 personnes innocentes ici au Sénégal Ousmane Sonko yàq na ay alalu jaamur Ousmane Sonko yàq na alalu sénégalais yi ndaxte suñu nee Dakar Dem Dikk je crois que bien public la ñun ñu nekk ci Sénégal 17 millions yi ñun ñoo ko moom suñuy taxe suñuy impôt lañ ko jëndee suñuy taxe suñuy impôt moom la ñuy fayee employé yi fa nekk Ousmane Sonko yàq na ko ay station service ay doomu aadama ñoo xamante ni ay privé lañu Ousmane Sonko yàq na ko Ousmane Sonko retardel na économie Sénégal investisseurs yi yoroon seen xaalis ñëw pour investir ndaw yi mën ci xëy mën ci am liggéey donte mënuñu leen assumer à 100% parce que l'État ne peut pas assumer des emplois à toute la jeunesse de son pays donc ñooñu tey Ousmane Sonko tax na ñu ragal Sénégal tey su ma nee tourisme bi Ousmane Sonko delloo na ko ginnaaw ndaxte ku ñu bëri ñëweetuñu ñëw Sénégal pour visiter wala def fi tourisme te ku nekk xam ne tourisme lan lay julal réew ci biir dëkk koom-koom bi foroon ñëw Ousmane Sonko indi na ko ci Sénégal instabilité Ousmane Sonko indi na ko ci Sénégal
TER BRT yi nga xamante ni ñu ngi ko doon defar pour taarixu Sénégal Ousmane Sonko ak ay ñooñam ñoom Serigne Bara Ndiaye jël nañu ay nit fay leen xaalis pour ñu dem taal ko tey ñooñu yoon teg leen loxo pare ñu leen di ñaanal ay intervention pour que ñu génnee leen ci kaso bi donc dafa jekk tey kilifa diine yi yéen ñu jógee kilifa diine yi kilifa diine nag su ma ko waxee xalif généraux yi lay waxal waxuluma keneen ku dul xalif généraux yéen ñu jógee sëñ Mountakha Bassirou Mbacké toogal fi Serigne Touba fii ci kër gi yéen ñu jógee kii nga xamante ni mooy Serigne Mbaye Sy Mansour toogal fi Alaaji Malick Sy fii ci réew mi yéen ñi fi toogal Cheikh Mahi Niass toogal fii nga xamante ni mooy baayam di kii nga xamante ni mooy Mame Baye Niass ci réew mi yéen ñi fi toogal xalif général des Layènes nga xamante ni moo fi toogal kii nga xamante ni mooy baayam di Seydina Limamou Laye Al Mahdiou dee leen jël vidéo Ousmane Sonko yi ngeen di wéet ak sëriñ yi ngeen koy won kan mooy Ousmane Sonko ak lan la def ci réew mi pour que kilifa diine yi mën a xam parce que nee naa leen diine l'islam diine paix la diine l'islam diine social la diine l'islam diine stabilité la amul benn yoon fu ñu gisee l'islam di utiliser la violence pour régler un problème nee nañu seuls les faibles et les lâches utilisent la violence et les insultes pour régler un problème et nee naa leen Ousmane Sonko est faible et il est un lâche. Les amis de Ousmane Sonko qui sont sur l'internet, qui sont sur les plateaux, jàpp di saaga nit ñi par téléphone, di utiliser violence, ce sont des lâches et des faibles parce que amuñu doole, amuñu kàttan, amuñu xam-xam. Lenn lañu am mooy seen làmmiñ naa ci génne lu ñaaw di ko teg ci deru aadama yi. Te yaakaar naa ne deru aadama yooyu ngay teg làmmiñ ju ñaaw jooju, deru aadama yooyu ngay saaga, yow ak ñoom yéen a bokk benn carte d'identité muy la carte d'identité sénégalaise. Te tey yow ñooñu nga bëgg a jiite bés bu yàlla dogaloon nga nekk président ñi nga doon saaga yow yaay doon seen président te da nga am benn devoir envers ñoom devoir boobu maanaam mooy lan dañ la votel jox la ay loi jox la lépp pour que nga assurer ñooñu mais tey yow ñooñu nga tourné di leen saaga ëllëg ak ci biir soo leen jiitoo ban dund ngeen di dund yéen ñaar donc c'est très important que yéen ñu jógee kilifa diine yi muy xalif généraux yi ku dul xalif généraux nag waxuma la kilifa diine yi ma xam man ci Sénégal mooy xalif généraux yi Serigne Mbaye Sy Mansour laa xam kilifa diine sëñ Mountakha Bassirou Mbacké laa jàppee kilifa diine Cheikh Mahi Niass laa jàppee kilifa diine xalif général des Layènes laa jàppee kilifa diine xalif général des Khadr laa jàppee kilifa diine donc ñooñu laa jàppee kilifa diine ci Sénégal kon yéen ñi leen jógee di seen ay porte-parole wala di seen ay bëkk néeg dee leen jël vidéo Ousmane Sonko yi on est à l'ère de la technologie on a YouTube tous les vidéos restent nee naa leen les paroles ne s'en vont plus les images restent les paroles ne s'en vont plus les images restent ngeen dégtal ko kilifa diine yooyu ba nga xamante ni ëllëg ak ci biir du ñu ñaanal njëkk benn nit boo xamante ni ab sambabo la benn nit boo xamante ni ab fenkat la benn nit boo xamante ni déstabiliser réew mi moo ko indi benn nit boo xamante ni intérêt yëpp maanaam mooy lan muy Sénégal nu muy nërmeeloo këpp mu xooli ji moom lan mooy intérêt ak ses amis de panafricanisme boo xamante ni ils n'ont jamais gagné quelque chose dans ce pays les Kémi Séba les Ndeye Babel Sow l'épouse de Cheikh Niass de Walfadjri qui a transformé Walfadjri en une télévision en une ligne éditoriale uniquement pour déstabiliser le Sénégal en soutenant kii nga xamante ne mooy Ousmane Sonko par des financements venus de l'extérieur foo xamante ne kenn xamul fu muy jógee donc c'est très important que sénégalais yi bàyyi ci xel comme je le dis souvent à chaque jour jusqu'à l'extinction du soleil dinaa leen génneel ay gaafu Ousmane Sonko ni ko Youssou Ndour waxee démb moo tax ñu naan tey démb moo tax ñi naan tey li Ousmane Sonko def démb moo tax ma naan tey lii lañ koy won lii la fi def te ni ma ko waxee rek képp kuy taalibe Ousmane Sonko tu vas souffrir pour écouter Tange Tandian parce que Tange Tandian lu mu lay wax du la neex Tange Tandian lenn la lay tegal mooy dëgg ki ko moom yàlla subhanahu wa taala amul lu ma ciy ragal amul lu ma ciy tiit amul lu ma ciy yox-yoxi donte maa ngi ànd ak yàlla na ma yàlla sàmm ci yoonu dëgg jooju ba keroog du ma ci faqastalu képp ku nekkul ci yoonu dëgg yal na la yàlla sàmm ba nga ñëw ci yoonu dëgg soo bëggul ñëw ci yoonu dëgg nga des ci sa yoonu fen boobu yan na la yàlla woon lan mooy conséquence ku nekk ci yoonu fen dama bëgg a tuuti ñi delluwaat seet kan mooy Ousmane Sonko ak Ousmane Sonko lan la jiw Sénégal de 2019 à 2023 kan mooy Ousmane Sonko dañuy dem seeti kàddu Ousmane Sonko yi ngeen dégtalal ma ko kilifa diine yi muy les xalif généraux. ndaw ñi fi nekk ñëpp dañoo nekk seen digg doole entraîné nañu ba mat li ñu leen doyee koo ci joxoon gànnaay mu dem xeexi. Le peuple va le sortir du palais et va le traîner dehors comme Samuel Doe. ñi jiite depuis début ba léegi soo leen dajale woon ñoom ñëpp fusillé leen defoo bàkkaar. waaye dama leen bëgg a wax lenn lu am solo préparez-vous au combat. waajal leen seen bopp chaque jour chaque heure chaque minute te préparez-vous au combat te bu leen déglu nag ñiy toog naan leen way yéen a yee fitna jàmm nangam.
Nous ne sommes plus au temps des révoltes de salon. Comme je l'ai dit, notre moment de vérité est arrivé. Celui des véritables gladiateurs. Soyez mobilisés. Le combat s'annonce mortel. Le mot n'est pas de trop. C'est le prix qu'il faut payer aujourd'hui. waaye fi ñu toll soxlawuñu yërëmande man ay nit yu dogu laa soxla ay nit yu am fit laa soxla. Sénégalais foo mun ci nekk ci Sénégal ak suñu mbokk yi nekk ci diaspora yi est-ce que pare ngeen daañu xeex de Macky Sall laay waxal daañu xeex ak moom su dee def ko bëgg a continuer dinañ jël bakkanam te nag bu leen ci déglu kenn ku leen naan da ngeen violent wala da ngeen bëgg a fitna du yeggali mandaam 2024 du ko fi fekk. may wax nag waa APR ngeen déglu ma bu baax waa APR nañu xam ne bu ñu taalee réew mi duñ ci mucc bu ñu taalee réew mi duñ ci mucc. Kër Matar ba mu ngi metti lool waaw ñi nga xam ne ñoo nekkoon garde yi sax gis nga ñi nekkoon garde yi sax daw nañ dugg ci biir kër gi. neen ko oto yaa ngi nii ñu taal ndeysaan mbir mi metti na lool tey gis nga ñoo ngi Kër Matar ba ancien ministre des sports. gis nga bis bu manifestation amatee ba ngeen dajji seen i kër ay milliards ngeen fay fekk. ay matériel yoo xamante ni nii moom moo nekkoon ci biir salon maître El Hadj Diouf foofu la télé bi nekkoon télé bi nag daanaka dañ koy yóbbaale ñoom ñi nga xamante ni nii def nañ bile attaque dañoo yóbbaale li nga xam ne moo di télévision bi. ku mu neex nag nga toog fa leen ne Sonko nitu fitna la j'assume. université bu Ndakaaru jël wàllam lool ci manifestation yi. saccagé nañ vraiment yàq nañ jël nañ ay ordinateur et tout ça mooy def nañ groupe ñoom ñëpp kagule wu ñëw. naam taal nañ oto yi nga xamante ni administration bi moo ko moom wante itam teg nañ ci personnel bi Papa Issa Fofana mi nga xamante ni wotoom ci la bokk ñaawlu na ko. ces voitures que vous voyez là ce sont des collègues ça appartient. oto yi ngeen fi gis yëpp suñuy nattaango ñoo ko moom ñi nga xam ne ñoom ñooy bokk ak ñoom di liggéey fii bis bi ngeen gis nii mooy bisu personnel lu BU woto yi tamit mboolem ñi nga xam ne ñoo fi liggéey ku nekk sa woto fi nga ko gaari woon waaye daal lépp la ñu yàqate toj ko bàyyiwuñ fi dara loo xamante ni bi lu ñu mën a jëfandikoo waat la man xawma sax lan mooy jubluwaay gi dëgg. yenn ci faculté yi itam jot nañ seen wàll bokk na ci fac droit nga xamante ni chapiteau bi lépp dafa tàkk ba jeex boo demee ci CESTI woto yi dañ koo taal. gën leen farlu gën leen takk ndigg yi ndax lii day door tey la commencé day door. yàq na ñu anam jàmm vraiment. Auchan baa ngi nii ñuy dajji Auchan sama koñ. nee naa leen xeex fi mu gën a méttee fa la victoire bi gën a jege. nañu organiser xeex bi nañ ko synchroniser. ma jiital ci ndaw ñi. ñépp ñi nga xam ne ñi ngi ci ay xeex nañu fexe ba xeex yooyu ñu dajale ko fas yéene jàkkaarloog Macky Sall jàmmarloog moom xeex ak moom jële ko fi ci fan yi di ñëw. ànd ak xeex bi ñi nga xam ne ñu ngi koy xeex muy xeexu terrain bi dina am yeneen xeetu xeex yoo xam ne dinañ ko andi. ndax ñii essayé yàq xel yi du wax ak xale yi naan leen ku ci dee yaa ñàkk ak wax yooyu nga xam ne amul benn solo ku dee sa way jur juraat. ku dee sa way jur juraat.
foo munti nekk ci Sénégal na nga dox jëm Dakar ñu dajale 200 000 personnes lu ko raw dañuy dox dem palais jëlee fa Macky Sall yow nañu dox palais jëlee fa Macky Sall ci nii wala ci nële foofu la ñu toll ci réew mi. xale yaa ngi noonu li ma jaaxal xale yi digganteem seen diggante ak takk der yi bariwul takk der dana mujj taxaw rek di leen xool dana mujj taxaw di leen xool. région yëpp il faut qu'il y ait des gens qui restent là-bas di yëngal jotee ñu yëngal waaye it bu doon 2000 ngeen wala 5000 les 1000 ou 1500 suñu mënee ñëw Dakar nañ ñëw beneen région bu ko defee beneen région def ko beneen région def ko je crois que le rapport de force Macky Sall suñu xëyee ci moom benn matinée avant 17h mu daw. biye jambide ala kaza folenkelun tolle pareta Ziguinchor Sonko binala réew mi nag fi ñu jëm xam nañ ko bu dee rek lay xeex bi mooy fexe ba réew mi doot rendre ko ingouvernable xam ngeen ni am nañu mooy am nañ. kon yaakaar naa ni ñoo seetaandoo vidéo boobu ñii togg tey di défendre Ousmane Sonko ñii taxaw tey ci plateau yi di naan nañu libéré Ousmane Sonko ñii taxaw tey di naan Ousmane Sonko dañ ko jaay doole ñii taxaw tey di naan Ousmane Sonko dañ ko tooñ kii mooy Ousmane Sonko yéen askan bi ñuy seetaan kii kàddu yu mu yëkkati yi est-ce que dañ ko tooñ. est-ce que benn mbindeef bii naan Ousmane Sonko dañ ko tooñ mën na ma génneel benn vidéo boo xamante ni kii di président de la république Macky Sall yëkkati na ko wax ko ci kaw Ousmane Sonko wala kii di premier ministre Amadou Ba yëkkati na ko wax ko ci Ousmane Sonko wala kii nga xamante ni tey yi nga nekk ci état de justice maanaam di procureur wala di président tribunal wala di greffier yëkkati na ko wax ko ci Ousmane Sonko Ousmane Sonko kese moo jóg dal ci kaw nit ñi Ousmane Sonko moo jóg dal ci kilifa diine yi dem na ba ne seen ndaw kilifa diine bu leen nee ay nitu fitna ngeen bu leen génn bu leen ko déglu kon kooku gëmul kilifa diine Ousmane Sonko gëmu fi benn kilifa diine gëmu fi benn xalif généraux ku ne Ousmane Sonko dafa gëm xalif généraux waxoo dëgg ndaxte su doon da ngay wax dëgg bi Ousmane Sonko ne bu leen déglu benn kilifa diine yow mi taxaw di naan da nga gëm kilifa diine ak da nga am pas-pas ak da nga am yëg-yëg amoo pas-pas naa fekk nga finis la nga ndaxte bi mu ko waxee mënoon nga jël sa caméra ak sa vidéo taxaw ne politique kat ak diine bokkul suñu kilifa diine yi kat ñoo la jiitu ñoo jiitu politique ñoo jiitu Ousmane Sonko nañuy wax ci politique te bàyyi kilifa diine yi ndigal bu ñu jox nañ ko jëfee ndaxte ca yàlla la ñuy yóbbu amul kenn ku ñuy yóbbu ci yoonu politique gisuma sëñ Mountakha yóbbu ma ci yoonu politique gisuma sëñ Mbaye Sy Mansour yóbbu ma ci yoonu politique gisuma sëriñ Mahi Niass yóbbu ma ci yoonu politique gisuma kii nga xamante ni mooy xalif général des Layènes yóbbu ma ci yoonu politique gisuma xalif général des Khadr yóbbu ma ci yoonu politique gisuma xalif général de Thiénaba yóbbu ma ci yoonu politique ñoom ñëpp ca yàlla la ñuy yóbbu muy lan apaisement muy lan paix muy lan social muy lan dal muy lan nañ delloo suñu xel ci yàlla te kooku ñun ñëpp la ñuy waxal ku indi apaisement indi nga dal ku indi dal indi nga jàmm ku indi jàmm indi nga xalaat ku indi xalaat sa xel dellu ci yàlla te ku sa xel dellu ci yàlla nga am xolu yërmande am xolu jéggale am xolu bàyyi xam ne yàlla mooy dogal destin doomu aadama lu mu namm ci yow danga koy am lu mu nammul ci yow doo ko am kon tey ku fi taxaw ne Ousmane Sonko nangam sangam ak kërti dafa respecté kilifa diine man dama respecté pas-pas ak dama am kilifa diine nangam ak sama kërti waxoo dëgg ab naa fekk nga ab finiste nga ndaxte bi nga ko gisee Ousmane Sonko ñàkk a wekk sa kilifa diine yëkkati woo kàddu wax ko kon nag munoo ànd ak nit mu ñàkk a wekk sa kilifa diine nga ne sa kilifa diine moo la gënal loo gën ci àdduna kon sa kilifa diine na la gënal Ousmane Sonko mi taxaw ne bu leen wekk seen kilifa diine Ousmane Sonko na leen gënal waaye da ngeen bàyyi seen kilifa diine Ousmane Sonko gënal leen na leen seen kilifa diine gënal ñu soog a xam ne pas-pas ngeen di waxee yàlla ngeen di waxee dëgg ngeen di waxee hypocrisie ak fen ak naafeq tant que jeexu fi vous allez souffrir pour m'écouter man Tange Tandian parce que Ousmane Sonko a semé le désordre dans ce pays et ce désordre-là il est temps que Ousmane Sonko paie tous les pots cassés toujours dans votre actu du jour sur VIP People TV dañu seetaani beneen vidéo dellu si waat. Comment Ousmane Sonko Macky Sall lay ki gën a ndaw ci ki ko xeex. Ah bon? Ah oui. mooy ki gën a ndaw ci ki ko xeex. ñan ñu ko xeex. mais ñëpp ñu ne Macky Sall kaay ñu teel la ginnaaw loxoy Ousmane Sonko nga dóoral ñu ko arrêt boo xamante ni di nga ñun dina fekk après ñun dinañ mën a jongante ki suñu biir mooy cette opposition de traître. bi àndoon ak Ousmane Sonko képp ku àndoon ak Ousmane Sonko. mën naa ci seppi nag mel num Déthié Fall
mën naa ci seppi mel nu Maïmouna Bousso ak peut-être am na ci ñu ma jàppul seen tur mais bu weesoo ñooñu képp ku àndoon ak moom tu es le premier des traîtres sama baat ni poto man maa ko wax et je l'assume ñoom ñoo Blaise Ousmane Sonko. ñu demoon ci dialogue bi ngay wax wala. ñoom ñoo Blaise Ousmane Sonko gis nga la dialogue c'était juste un prétexte mais il y a jamais eu de dialogue. dialogue musta am. dialogue kon Ousmane Sonko dañ ko war wala dañ ko jaay. dañu ko jamate ay paaka ba sa waay deseetul sax fu ñu bënn ci yaram bi lii mooy wax ji. kon yaakaar naa ni ñoo déggandoo kàddu yi nga xamante ni kilifa di membre Y'en a marre bokk ci groupe de rappeurs boobu di kër gi yëkkati ay accusation teg ko nee na Ousmane Sonko Macky Sall moo gën a tuuti ci ñu ko xeex kilifa nee na Macky Sall moo gën a tuuti ci ñuy xeex Ousmane Sonko est-ce que kilifa mën na génnee benn firnde wala benn élément bu woon ni que Macky Sall mi ngi xeex Ousmane Sonko est-ce que kilifa mën na ma génneel benn vidéo bi Macky Sall tuddee turu Ousmane Sonko donte saaga yu mu ko saaga yëpp kon Macky Sall lijjantiwul Ousmane Sonko Macky Sall lijjantiwul ku topp ci Ousmane Sonko Macky Sall dafa liggéey yàlla tabb ko jiitu réew yàlla moo koy sàkk ba yàlla def ko ci xolu sénégalais yi ñu tabb ko en 2012 mu doon président de la République du Sénégal yàlla defaat ko ci xolu sénégalais yi 2019 ñu def ko président de la République du Sénégal kon yaakaar naa ni Macky Sall bokkul ak sax Ousmane Sonko école ba koy séen ba di ko xeex sooy xeex da ngay xeex sa morom Macky Sall du moromu Ousmane Sonko du maasam du màppandoom kon donc li ngay wax ay accusation gratuite la waxatuma leneen nga jógaat yëkkati ay accusation teg ko ci opposition bi nga ne ñoom ñoo téye loxo Ousmane Sonko Macky Sall dóor ko kurpeñ opposition boobu kilifa démb yow ak ñoom ak Ousmane Sonko yéen a àndoon goreel te nga wax lu gore ba ngeen gisee ni que seen àndoon naa fekk yéen a ngi ci doon dem yéen a àndoon mooy li ma leen di wax àndoon naa fekk àndu fi mu sudujul dara tey opposition boobu ngay traité de traître yow yaa traité opposition bi de traître est-ce que yow tey mën nga génnee benn firnde bu benn nitu opposition bi téye loxo Ousmane Sonko Macky Sall dóor ko ngàdd wala xeex ko déjà li may wax yaa ngi def diffamation Macky Sall su la porté woon plainte tey ji tëj la ci kaso bi ñu ne prisonnier politique alors que du prisonnier politique prisonnier de menteur la tu as menti tu as traité l'opposition de traître mais kilifa toi aussi tu es un menteur traître nga gis ni que opposition bi li ñu def yëfu traître la man ma gis ni que li nga def yëfu menteur la yëfu fenkat la yëfu menteur la yëfu fenkat la. toujours dans votre acte du jour comme ni ma leen koy waxee lii nag benn contribution la boo xamante ni dañu ko yónnee comme ni ñuy wax nag contribution foog ñu koy publier saa su ne li ñuy may wax rek saa su ne amaana dañuy wax fii ci Sénégal am na ñenn ñoo xamante ni seen xol bu bon ak seen xolu iñaan moo tax ñuy critiquer mais les gens intelligents mooy ni ma koy waxee rek on a toujours la majorité silencieuse intellectuelle et réfléchie qui nous écoute et qui savent décortiquer entre les lignes jusqu'à nous envoyer des communiqués moo tax foog ñu xamal leen communiqué bi lan la wax kii mi ngi ñu yónnee communiqué depuis la Guinée. Nana, bonjour Tange, je suis Abdoul Gadri Baldé. Depuis Conakry, je te félicite pour la manifestation de la vérité pour laquelle tu œuvres quotidiennement en informant juste et vrai. J'ai voulu apporter ma contribution, juste en ce qui concerne la fausse grève de la faim d'Ousmane Sonko. Mais malheureusement, je n'ai pas votre numéro WhatsApp ou votre adresse email ou alors un site où je peux apporter des témoignages. En ce qui concerne la grève de la faim, je voudrais juste donner l'exemple réel de la Guinée. Le détenu du célèbre camp Boiro était tué par ce qu'on appelle communément la diète noire. Diète noire, moi, je donne Ousmane Sonko. La diète noire veut dire qu'on prive le prisonnier de nourriture et d'eau. Et ces prisonniers meurent après une semaine environ, mais ne dépassent rarement 20 jours. Maintenant, ceux qui en peuvent plus arrêtent de boire de l'eau, ils meurent après 72 heures. Allez sur Google et interrogez en demandant combien de temps peut rester en vie un gréviste de la faim. Vous verrez que c'est impossible pour Ousmane Sonko d'avoir fait la grève de la faim. Je vous envoie ou essaie de vous envoyer ici les témoignages du fils de la femme de Diallo Telli, le premier secrétaire général de l'OUA, actuel UA, moi, Organisation de l'Unité africaine, actuellement moderne Union africaine, qui a été tué par la diète noire.
que lui avait imposé Sékou Touré. C'est un témoignage fait dans l'émission de Alain Foka, Archives d'Afrique, ainsi que les reportages de France 24 sur ces cellules de la mort du camp Boiro. Tout ça pour vous amener des preuves que Sonko est un menteur, un manipulateur, malhonnête, dangereux. Merci. Pour complément d'information, le camp de Boiro est un camp de concertation où le régime de Sékou Touré emprisonnait les gens qui y mouraient par la torture ou privatisation d'eau ou de nourriture. Jet Noir. J'ai 2 témoignages, mais je n'arrive pas à te les envoyer. Ce sont des témoignages vidéo. En tout cas, ay témoignages la yoo xamante ni kii nga xamante ni mooy Abdoul Gadri Baldé depuis Conakry. D'abord mi ngi félicité ci manifestation bi nga xamante ni ñu ngi koy indi ci dëgg pour laquelle ñu ngi œuvrer chaque jour pour rétablir la vérité en informant juste et vrai. En tout cas, c'est quelque chose à saluer. Tay nit ko xamanteni dekkul Sénégal dekk ba Guinée yëkëti témoignage yi tégal lako su la téméré doomu Ousmane Sonko wala ay talibé doomu Ousmane Sonko di saga ci réseaux sociaux yi yaakaar naa ne lii rek war na doon ndam boo xamante ne day seddal sa xol ba li nga tàmbali woon nga continuer ko si la ñu xamal nag mi ngi indil contribution juste pour wane ni que lii di wax ni Ousmane Sonko dafa def grève de la faim c'est faux mi ngi xamal lu ñu tuddee woon jet noir mooy prisonniers yi nga xam dañ leen doon tëj ñu privé leen bañ leen jox lekk bañ leen jox naan te ñooñu pendant une semaine nee tu boobaa ñoom dañuy dee ci biir prison bi kenn mënu ci résister lu ëpp 20 jours moo tax tey Ousmane Sonko su taxawee ne toog na plus de 30 jours lekkul naanul te muy dund ay fen yu métti la xamal ne ni Ousmane Sonko est un menteur est un manipulateur en plus il est malhonnête. Donc c'est un gars dangereux pour le Sénégal waxuma ko nag Abdou Gadri Baldé un Guinéen moo ko wax jox nañu fi nag ay exemples yu bëri lu jëm ci wàllu jet noir maanaam dañuy naan grève de la faim dire que dañuy privé prisonnier bi de nourriture ndox ces prisonniers meurent après environ une semaine environ ne dépasse pas 20 jours nee na nag mi ngi jox benn exemple boo xamante ni suñu demee fële nga xamante ni mooy Ousmane Sonko li muy wax ni dara du ci dëgg jox nañu sax exemple boo xamante ni benn témoignage la c'est doomu kii nga xamante ni mooy jabaru Diallo Téri nekkoon premier secrétaire général Union africaine bi nga xamante ni li ko rayoon maanaam mooy grève de la faim bi nga xamante ni Sékou Touré moo ko imposé woon muy témoignage boo xamante ni def nañ ko ci émission Allez Foka Archives yaa ngi ci Afrique ainsi que reportage baa ngi ci France 24 ci seen cellule de mort foofu la ñu defee reportage bi en tout cas muy loo xamante ni indil nañ leen ko ci benn témoignage benn contribution kon ñi taxaw tey di naan Ousmane Sonko dafa def grève la faim man Seydina Tange Tandian ma toog ci plateau yi man leen ay fenu neen la ay système de communication la pour que muy exister ay système de manipulation la pour faire pression à la justice et je crois que Ismaïla Madior Fall tu dois te consacrer sur les 40 morts. Ismaïla Madior Fall, le peuple sénégalais te demande pour la mémoire des 40 morts que justice soit faite pour Ousmane Sonko. Amul yërmande amul sentiment ndaxte Ousmane Sonko moo ne woon temps wu yërmande jeex na Ousmane Sonko moo taxaw ne temps wu yërmande jeex na tollootuñu temps wu manifestation ci salon yi fu ñu toll ci temps wu le combat s'annonce mortel c'est pas un mot de trop. Comme Ousmane Sonko a dit que le combat s'annonce mortel, ce n'est pas un autre trop. Quand Ismaïla Madior Fall, ministre de la Justice, nous vous adressons à vous, tutelle de la justice sénégalaise. Il n'y a pas de pitié, le mot n'est pas de trop. Que justice soit faite pour Ousmane Sonko ne se fait que uniquement pour ces 40 morts. Il y a que c'est alal sax mën nañ leen baal ndaxte alal doomu aadama mën na ko liggéeyal mais pour ces 40 morts que justice soit faite pour Ousmane Sonko. Nous demandons aussi à nos guides religieux, muy khalife général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour ñi lay ziar bu baax a baax ci fukki fanu buur yi ñu jëm ak gàmmu bii ñu jëm di màggal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ziar sëñ Mountakha Bassirou Mbacké ci màggalu Serigne Touba bii ñu génn di ziar Cheikh Mahi Niass ci gàmmu ji ñu jëm di ziar xalif général des Layènes xalif général des Khadres xalif général de Thiénaba que Ousmane Sonko lu mu def ci réew mi dafa bare nañu bàyyi justice doxal yoon pour ëllëgal ci biir képp ku bëgg a dugg ci politique Sénégal nga xam ne que li fi Ousmane Sonko defoon kat ñeme woo ko def ndaxte dama ne pour ñu faj góom foog mu métti foog ñu xoos ko sotti ci microchrome donc Ismaïla Madior Fall le peuple sénégalais te lance un appel concernant le cas de Ousmane Sonko li fi Ousmane Sonko def mi ngi tege les vidéos sont là les paroles restent les images restent que justice soit faite. Pas de pitié, c'est pas un mot de trop. Ousmane Sonko avait dit le combat s'annonce mortel, c'est pas un mot de trop. Quand pas de pitié pour Ousmane Sonko, le mot n'est pas de trop. Vous, les talibés de Ousmane Sonko, vous allez souffrir pour écouter Tange Tandian. Seule la vérité triomphe. muy li leen indiloon ci seen acte du jour ma bëgg a dem seetaani beneen audio dellu si waat. waaw sëñ bi na nga def ay mbaa yaa ngi ci jàmm
maa ngi lay ziar bu baax a baax waaw maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci taxawu bi waaw tey dama amoon rendez-vous hôpital nii sax maa ngi nii yegg seeguma kër ga mais alhamdulilah yal na yàlla nangu ñaan yëpp yal na yàlla taxaw yàlla na yàlla dëgëral ngir ñu mën a jëriñ askan wi maa ngi lay waaw sëñ bi maa ngi lay ziar bu baax a baax waaw xam nga rek grève de la faim bi moom du lu sabab la woon wante xam naa bu ma ko defutoon moom ba léegi maa ngi ci biir kaso bi ndax ni ma ko seqaloon ak ñoom seenug saay-saay weesu na foofu xeex bi ma xeex ak ñoom ci biir kaso bi def naa moo tax ñu. kon yéen a ko déggandoo c'est-à-dire état bu Sénégal laay waxal yii ñuy jéem a def et c'est pas la première fois Pape Alé Niang c'est pas la première fois même avec le juge Mamadou Seck. ma dëgtal leen ko ngeen dégg ko même avec le juge Mamadou Seck waxoon naa leen ko fi diggoon naa ko moom it voilà waxoon naa ko fi diggoon naa ko fi moom it voilà donc man lu ma leen dig moom bu sooba yàlla xanaa ma dee de mais dinaa leen ko tegal incha allah te nag am na ci yu ma denc yoo xam ni it wax dëgg yàlla bon voilà yéen a ma gën a xam. waaw sëñ bi dafa am la ma la fàtte woon a wax rek ma dolli ko ci. léegi mbiri tamit xoolal ma ko rek xoolal ma ko bu baax a baax li ci xaaral ma ko bu baax a baax bu nekkee ne suba mën naa fa dem rek mu jox ma sama passeport incha allah ma doog fa dem lu ko mooy rek tamit ñu continuer rek def liñ ci war a def ma jot ko parce que am na rendez-vous bi te looloo gënoon jafe rendez-vous bi fële ambassade France te looloo gënoon a jafe am na ko ma ko lijjantil léegi daal ñu def li ci war yoo xam ne su ma demee daal moom daal tontu bi waaw rek lay doon am sa passeport a ngi nii demal nga xoolal ma ko waaye sama ko mën a dimbali jërëjëf maa ngi lay sant di la gërëm. yónnee naa la turam Mamadou Seck mooy juge bi téye sama passeport bi yónnee naa la ko suba incha allah fas yéene dem bureau pour parce que avocat yi déposé nañ ko pour mu jox ma sama passeport. incha allah suba Mamadou Seck la tudd Mamadou Seck juge Mamadou Seck. kon ñu déggandoo audio bi nga xamante ni kii di Pape Alé Niang nekk partisan ni militant Ousmane Sonko di gérer site boobu nga xamante ni Ousmane Sonko moo ko moom di Dakar Matin site boo xamante ni Ousmane Sonko lay waxal askan bi yëkkatiw ko site boo xamante ni day yalwaan par Wave ak Orange Money pour ngeen jàppale Dakar Matin foog ngeen yónnee Wave ak Orange Money ci site boobu Pape Alé Niang bi ñu jàppoon ñi koy xeexal ñoom Ibrahima Lissa Faye nekk di ko xeexal ay appel deg ko mbirum journaliste alors que du journaliste dégg ngeen kàddu yooyu mu wax daara jotu ko woon grève de la faim bi mu doon wax daara du ci dëgg foog mu annoncé grève de la faim lekk ba suur pour que ñu mën ko génnee ci prison bi sinon foofu lay dee ba ca topp gis ngeen pratique mystique bi mu indi pratique mystique dem ci sëriñ di ko fay xaalis ba jaxate barki démb génneel na leen capture Orange Money yi ak Wave yi pour que su jàkkaarloog juge bi juge bi jox ko passeport am mu wuti visa daw France kon yaakaar naa ne kii mooy Pape Alé Niang kii mooy le meilleur journaliste kii mooy informer juste et vrai kii mooy référence ci média si c'est ça te ñoo si mi bu journaliste bi dooni leneen en tout cas muy li leen indiloon si seen actu du jour fii ci VIP People TV la chaîne des grands événements s'informer juste et vrai comme nu ma leen koy waxee rek saa su ne nii lañ koy defee lenn moo ñu ñor mooy dire la vérité askan bi moo ñu ñor donner la bonne information wax su wéree nag nopp yi koy dégg wér wax su wérul nopp yi koy dégg wér ñun kàddu la ñu am ak analyse ak wax yéen ñii seetaan yéen nañu ëpp xam-xam amaana yéen nañu ëpp xel yéen nañu gën a maîtriser sujet ku ci nekk da ciy taataan li nga xamante ni moo yanu maanaa mu consommer ko li nga xamante ni yanuwul maanaa mu jël ko teg ko fële merci à l'équipe technique aux caméras et aux vidéos Abdou Conté au montage Nguy Niang à la réalisation VIP People TV pour vos pubs et reportages appelez-nous sur le 77 751 59 59 ou le 33 825 24 10 di remercier aussi suñu sponsor bi nga xamante ni mooy Góor Tigui suñu nee Góor Tigui nag maanaam ay produits la yoo xamante ni c'est 100% naturel fait à base de bio à base de plante bii nag mooy sunguf bi pour lan la maanaam mooy yokk ndoxum góor lépp loo xamante ni jël na ci wàllu maniw sa maniw sooy sëy tuuti ngay génnee poudre bi soo koy jël di nga génnee maniw bu bëre ba ci noppi da lay jox puissance ba maanaam mooy da lay jox doole kattan da koy yokk en même temps lépp loo xamante ni dala doon dal ci fatigue maanaam da koy wàññi su dee da nga doon dem benn jàppal ni que mën nga dem ba ñett ci benn guddi kon en tout cas c'est fait à base de bio du aphrodisiaque nag du aphrodisiaque def léegi gis léegi déedéet traitement la da nga koy utiliser suba nga jël
ñetti kuddu def ci kaas sotti ci ndox ba pare nga segg ko ndaxte poudre bi kenn du ko naan soo ko seggee nga tuur loolu ndox bi nga segg maanaam infusion moom ngay jël dagg benn lingom boobu nga ciy paccal ba noppi jël lem suukaree ko nga naan ko le matin ni nga ko defee le matin noonu nga koy defee le soir bés boo ko defee continuer traitement boobu sachet bi mën na la durer pendant 2 mois yow di nga gis ni que am nga changement ci sa wàllu sëy di nga gis sa ndox mi ngi yokku di nga gis kattan bi ngay am mi ngi gën a yokku di nga gis coono bi nga doon am mi ngi bàññeeku tey su doon da nga doon def benn sonn mën nga def ñaar ba pare soo ko noppalu pour defaat beneen bi te sa ndox da koy gën a renforcer bii nag mooy pommade bii nag mooy grossir su ñu nee grossir maanaam mooy dijjal mais du guddal du yokk amul benn awra bu mu mën a yokk c'est fait à base de bio à base de plante maanaam sa awra dina ko dijjal mais du ko guddal pour muy leer da nga ko ciy diw matin midi soir saa yoo sangoo ba pare nga diw ko ci su ngoonee nga diw ko ci su guddee nga diw ko ci au fur et à mesure traitement la di nga gis sa awra puissance bi mi ngi yokku en même temps sa siddit su dee da doon waaj a dee wala di waaj a wàcc parce que toujours soo nekkee en érection yenn saa yi sa siddit moo la ciy dimbale dina gën a tendre sa siddit boobu mais ce sont des traitements c'est fait à 100% bio képp ku ci soxla mën nga woote ci numéro yooyu ngay gis ci suuf muy 77 751 59 59 77 751 59 59 ou le 33 824 25 10 ou le 77 106 85 24 ñu livrer la ko foo mën a nekk c'est des produits à 100% naturels et bio et garantis di remercier suñu partenaire TapTapSend application la télécharger leen ko c'est pour envoyer de l'argent partout muy Europe muy États-Unis utiliser le code promo bi di Tange 26 ba noppi ñu may la bonus su 5 € su dee États-Unis ñu may la bonus su $10. En tout cas c'est une application sûre et rapide bii nag beneen application la muy KPay nag yaakaar naa ni transfert d'argent envoi lépp loo mën a def 0 franc la zéro doo fay dara amul frais amul dara soo bëggee jënd sa code woyofal jëndee ko ci KPay li ngay am ci kilowatt moo ëpp li ngay am ci yeneen application yi soo ko jëndee en tout cas muy 100% sénégalais doomu Sénégal implanté ko ay sénégalais di ci liggéey KPay mën ngeen ko télécharger ci seen téléphone muy Apple Store di Play Store déposer sa xaalis fayal sa facture ndox jëndal sa code woyofal fayal sa carburant station EDK boo dem mën nga ci fay Jolof Chicken boo dem mën nga ci fayee ba noppi da ngay am 5% de bonus boo xamante ni dañ la koy dugal ci sa KPay li ko gën a gaaw li ko gën a wóor gisaguma ko ci Sénégal kon sénégalais yëpp daw leen wëri ci KPay téléchargé ko ci seen téléphone merci beaucoup je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine avec un autre numéro de Actu du jour d'ici là portez-vous bien et passez une excellente week-end bien des choses à vous bonne soirée. Dibiterie Uba pour la première fois dibiterie professionnalisée professionnel u ndawal mosoo ko dégg de am suñu marinade bopp am suñu cafka bopp am suñu secret bopp na nga xamee ni noonu la McDonald amee ay secret noonu la dibiterie Uba amee ay secret dibi Uba saaf yàpp Uba méchoui Uba poulet Uba pigeon Uba pintade Uba bool Uba kaay ma wax la fa dibi safe mooy 77 629 00 00 fa saaf yàpp neexee mooy 77 633 57 57 fa méchoui neexee mooy dibiteri Uba fa poulet neexee mooy dibiteri Uba te nag kaay ma wax la dibiteri Uba commandeel ñu livrer la fa nga ne bu la neexee tamit nga toog sa kër Korité defal say commande Tabaski defal say commande boo amee xew defal say commande booy dalal ay nit defal say commande nga xam ne dibiteri Uba dalay defaral méchoui bu toog doo defar dara dibiteri Uba livré la cay Uba moo jaaxal réew mi. yow mi am jafe-jafe ci wàllu néew kattan sa ndoxu awra baaxul wala sax sa awra nooy kaay ma jox la solution bi ci gën a gaaw produit 100% bio baa ngi nii muy produit boo xam ne dafa naturel amul benn effet secondaire dañu la koy jox nga boole ko lem ak limon di ko naan matin ak soir mu daal di saafara say jafe-jafe neexal sa biir néegu sëy am nañu pommade boo xam ne boo ko diwee ci sa awra mu daal di koy dëgëral di jël ko waaye nag du ko guddal ma ne la bile pommade moom itam dafa naturel lépp loo ci jël
du la jural benn effet secondaire jokkool ak ñun yow mi ko yittewoo ci 77 751 59 59 wala 76 313 93 94 ñun suñuy produit dañu la koy jox nga am ci satisfaction totale boo ko amul ñu daal di lay delloo sa xaalis ñun rek ñoo ko mën. Hello guys, une bonne nouvelle avec TapTapSend, une nouvelle application sûre et rapide. Envoyez de l'argent partout à travers le monde, que ce soit l'Europe ou les États-Unis, avec TapTapSend. Utilisez le code promo TANGE26 et gagnez 10 € sur chaque transfert. Téléchargez l'application sur Apple Store ou Play Store. Avec TapTapSend, tout est révolu.